jàkkaarloo direction bi rek xaaweeku daanu nii la daanu son bi nekk ak moom moo ngi chargé wu mu àndal moo ngi chargé wu li mu àndal moo ngi chargé wu mu ngi chargé wu gis nga ko gis nga ko li mu àndal moo ngi chargé wu maanaam du nit ki instant bi du nit ki simple moo nekk nii mu ngi ànd ak yaayam yow la kan yow la kan lii la daana woon sànq dama ma dindi jaare jaaram yi ma dindi waaw dindi jël nga seere quoi. dugal sa loxo rek. d'accord li mu àndal la mbokk yi yéen a ngi seetaan ñu TMS TV macha allah moom ak yaayam ñoo ñëw pour consultation mu dugg nag jàkkaarloo direction bi daanu gis nga léegi la jàkkaarloo man aussi daanu xalalu kon gis ngeen ne lu yéeme la yow la kan jinne baa ngi fi jinne baa ngi fi ci gét yow la kan nga ne yow la kan Adama Adama man jinne baa ngi jàkkaarloo ak man li boo xoolee bët yi nga xam ne si biir nu mu ma waxoon fixe suñu jinne baa ngi fi jinne baa ngi fi fu jàkkaarloog fee rek def ni jaaxaan jàkkaarloo ak moom
saa bi nit simple moo fi nekk. nit simple. ñu koy faral di dal. ñoo waroon wax yaa yóbbu ma si seet moom moo doon seetaan ci ñun saa bu seetaanee moom rek lay seetaan moom rek moo nekk ci téléphone daf ko bëggal boppam yaay daf ma bëgg damaa bëgg ci anam la ndax dinaa mos a dem ci moom man ko bu ko yàlla dogalee moom ma yaay yóbbu ma si seet na ma yóbbu ma si moom saa bu seetaanee xelam nekk ci ñëw fi fan ngeen jóge dëkk mooy bi boolu Thiès ca démb boori Kayaar boori Kayaar moom daf koy seetaan daf koy envoyé ay nitam moom rek moo ne ci téléphone tey nag la ko yàlla dogal waaye moom ma ko dalee wax yàgg na dafa nekkoon Tamba di liggéey ni léegi jóge na Tamba. waaw loolu ko yàgg naa ñëw am na fi ay weer waaye xam naa li nekk ci moom mel na ni jiitu na yoonu dem Tamba parce que jóge na Tamba ñaari yoon ñett ñu ni ko say maam ñoo la jàpp ñu yóbbu ko Pout ñu ne ko sëy. say maam ñoo la jàpp bu feebaree ñu ko seetalee ni ko say maam ñoo la jàpp bu ñëwee ñu yóbbu ko Pout maanaam ay rab daal. waaw ñaari yoon dem na ko Pout xanaa Pout maamam yi foofu lañ nekk. waaw foofu lañ nekk mais bu ngeen demee Pout. moom moo daan dem ànd ak magam bu góor bi mu sangu ñëwaat mais amul benn saafara. déedéet amul dara ñu koy jox mais daana dem Pout moom sangu ci foofu ci xàmb yi. waaw ci xam bi ay rab ñoo ko topp. ki ko yóbbu woon patron bi bu feebaree mu yóbbu ko ñu sàmpi ko biteel mais du tee fu mu set dañ ko naa demal na dem ci maamam sangu ci waaye dem na ci ay maamam taxul mais taxul mbir mi am saafara. yow la kan d'abord. dem na ci ñaari yoon ñetti yoon sangu ci na ko Pout Adama si gil nga xool ma. waaye fii daal moo wax ma indi ko fi moom moo la wax loolu. waaw ko yàggee wax yàgg na. yàgg na waaw dafa amee jinne man nag may toppatoo rek dafa amee jinne dafa am ay rab yu nekk ci moom. waaw dafa am ay jinne yu nekk ci moom. xool ma. xool na ma rek daan dafa am ay rab yu mu àndal. démb rek bu ñu ñëwee démb bi mu commencé yéeg ci étage bi mu gisee sa photo rek mënatoo téye bopp parce que lu mu àndal moo tax. waaw aha xale bi dëkk fii yëmbal wax na ko ni ko yow rek laa doon seetlu bi nga xisee gis photo bi rek mënatoo téye sa bopp dafa am ay rab. ñu ko man ceer na mu lay dama ko bëggal sama bopp ñu ngi koy waxtaanee ci ngoon loolu la ndeysaan loolu dafa am lu mu àndal du moom neen du simple léegi nag xamuñu moom moo ma bëgg wala rabam bi moo ma bëgg loolu nag xamuñu kan la ci. nga pour mu xool ma bu baax sax du ko mën ndax leer bi léegi jógal jàkkaarloo ak man
yii yëpp damay nekk di vérifier moo tax ma naan ko jógal waaw parce que instant bi jinne baa ngi laxasu ci moom mais day jéem a camoufler daal day jéem a camoufler mbokk yi gis ngeen ko dafa jóg dama ko nee na jóg taxaw jàkkaarloog man rek mu xaawee ko yëpp maa ngi koy xool naa ne dafa am jinne dafa am rab yëpp ñoo ngi ci vérification di vérifier ba gis nga dafa jóg ne ko na ma xool rek mu xaawee ko maanaam leer bi nekk ci man moom la attanul moom lu mu àndal li loolu la attanul su ma gisee su ma xoolee rek day daanu maanaam leer bi la dégg nga lu yaayam wax ba mu dugg see sama kër gis sama photo yi rek amatul jàmm du xale bu jigéen bi waaye li mu àndal la waaw. kon ba léegi suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ngeen ñuy suivre 4 heures passées ñu ngi ci xaaju guddi gi nag ñu ngi ànd ak 5 heures ngeen dégg 5 heures du matin jot na ñu ngi ànd ak le khalife général Alaaji Thierno Moule Sow mu ñu doon defal benn commentaire bu am solo ci lii ngeen gis nii li mu àndal la nag moo ko daaneel dafa dugg rek jàkkaarloog direction bi rek daal di daanu dégg ngeen ki mu àndal soxna si mu àndal laaj nañ ko léegi nee na depuis Tambacounda moom vidéo sëriñ bi rek lay faral di seetaan ku ko bëgg la waaye ba léegi sëriñ bi mi ngi vérifier di xool lan la àndal fi mu ne nii nag ki ngeen di gis nii du nit ki mais li mu àndal la ba léegi ñuy vérifier di xool en attendant ñu am ay éléments yoo xam ne dinañ leen ko mën a baaxee ba xam parce que bu ñu nee ba ci kanam sëriñ bi dinañu wax nan la ak naka la ak lan moo nekk ci moom ba léegi sëriñ bi mi ngi ci vérification yi. parce que instant bi dafa dugg rek sonn. mënatul def dara ndax li mu àndal moo tax. ñun dégg sëriñ bi nee na instant bi dafa dugg rek sonn ndax li mu àndal moo tax. li mu àndal moo tax. Bonsoir chers internautes, chers téléspectateurs. Merci de nous accueillir chez vous. Déjà li mu àndal doole bi lañ rocc instant bi lu mu àndal amatul kàttan. Sur la TMS TV. li fi ne. leer gi ma àndal. Que vous voyez macha allah par sa maman, donc elle travaille à Tambacounda. Mais elle était souvent malade, elle partait chez les docteurs et on lui disait d'aller voir ses grands-parents qui sont à Pout. Donc elle est partie là-bas, elle a pu se baigner au niveau des Khammo, mais ça n'a pas abouti. Vous voyez, quand elle est entrée ici avec sa maman, elle est subitement tombée, donc elle n'arrive même pas à regarder le khalife général en face. Parce que c'est son esprit qui n'arrive pas à regarder le khalife général en face. Elle n'arrive pas aussi à regarder donc la direction en face. Donc on est en séance de vérification. Vous voyez, elle tombe sans cesse. Elle n'arrive pas du tout à regarder le khalife général en face parce que c'est l'esprit qui a peur, donc il ne peut pas supporter donc le regard du khalife général. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. This very young lady you're seeing is just accompanied by her mother. She was working in Tambacounda, but she was every time ill. When she went to the doctors, they say to her, sorry, that you have to go to see your grandfathers. So when they say that to her, she went to see their grandfathers. She went to see her grandfathers, but when she had a kind of bath there in the hums, that didn't happen. That didn't do anything good. That's why now she's here. But when she just enters the room, she just, fall down. He just falls down because she's not able to look the Khalif General, directly in his eyes because the spirit inside her isn't able to look, the eyes of the Khalif General, without any problem. Because whenever
he looks, the spirits looks, the face of the Khalif General is just getting down, it's falling down. So we see that we are just, verifying, we are checking, the Khalif General is checking exactly what is inside this very lady, but we must say that it is just a spirit. So thanks for following us, and thanks being with us every time on TMS TV. dafa la ne dafa am far rab. waaw moom lay wax de. dafa am faru rab. waaw dafa am faru rab même ku dugg ci moom du ngeen yàgg dara. yow def nga kii boobu jàngat boobu. man kay maa ngi nii di ko soog a indi fi. ma ne def nga jàngat ci lim la wax que ni dafa am faru rab. waaw looloo tax may jokk kaa indi fi. waaw ma ne yow def nga jàngat boobu maanaam constaté nga loolu. constaté wu ma ko maa ngi koy mu ngi may soog a tax a jóg tey wax na ma ko xam nga rek jamono ji moo neexul li nga bëgg lépp sa xol yaa mën nga raxas sa xol mais doo ko mane noonu loolu la. naa sama beneen doom bu bëgg naa ko fi indi waaye nag mooy moo demewul noonu loolu la. ñu ngi jógee ca Jandeer. waaw te dëkk bu ñuy wax ca Dem. ca Dem waaw. Jandeer. waaw ñu fay jóge di ñëw ci man fii Jandeer. xale bi nga defoon addiye fan yi yonent bi Jandeer la jóge mooy booru Thiès Kayar. waaw booru Kayar Bayax waaw. Bayax mooy yoon bi jëm Mboro. waaw kay waaw. am nañu xam. waaye xam bu yee ña nga nekk ca Pout. waaw. la nekk. baax na kon ba ci kanam kon ba léegi mbokk yi macha allah yéen a ngi suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbb woon gis ngeen nag guddi gi sori na ñu ngi ci 5 heures du matin passé ba léegi ñu ngi ànd ak yéen sur la TMS TV ak le khalife général des Djinné, le roi des rois, le khalife des khalifes, le roi médecine traditionnelle international, le maréchal, the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow. roy nag du nuroog pire te courant du moroomu batterie ba léegi sëriñ baa ngi vérifié. léegi jàkkaarloo ak man xool ma ba tey mënu ma xool normal fixé ma ngeen gis ba léegi mënul xool sëriñ bi bu ko xoolee rek day daanu mu mel ni dafa am leer bu koy empêcher pour mu xool sëriñ bi leeru sëriñ bi macha allah moo koy empêcher pour mu xool sëriñ bi bu ko xoolee rek daanu gis ngeen daanu war na defe naa ni bii mooy juróom-ñaareelu yoon wala juróom-benneelu yoon muy daanu bu xoolee sëriñ bi rek day daanu di nag suñu mbokk yi defe naa ni lu yéeme la ci zahir ak ci baatin day wone que ni rek yàlla suñu borom moom rek moo mën a maye te ku mu may rek nga xam ni may na ko waaw kon nag nit ki bu ñu ko mayee mu neex wala mu naqari ku nekk da nga war a nangu macha allah léegi yéen a ngi ànd ak ñun sur la TMS TV di télé bi feeñal lépp lu nëbbu woon suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi ñi nga xam ne dañuy safoo sëriñ bi nekk ci Sénégal nekk ci bitim réew ñu leen di ziar di leen ñaanal fépp fu ngeen nekk yàlla yokk xéewal yi def gudd fan ak wér-ki-yaram ba léegi ñu ngi fii ci kër xalifa général nekk ci Cambérène 1 rond point terrain jamono bu ngeen fa ñëwee rek kër gaa ngi nekk à côté ñu ngi nekk en face géej gi ñuy ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ni mbokk yi yomb parce que dafa laaj énergie dafa laaj patience dafa laaj kàttan bu baree bari moo tax ngeen xam ni
lu ngeen jox sëriñ bi rek ci àddiyee rek lu tuuti la par rapport ak li sëriñ bi di def da di nag àddiyee moom du mën a ñàkk parce que gis ngeen bés bu ne ñu woneel leen ci TMS TV ay sarax ay nag yoo xam ni sëriñ bi bés bu ne da koy raylu di ko def social di génne ay millions di ko jox askan bi kon defe naa ni fii moom daarulaay la lu fi waay dugal rek sa njëriñ lay doon parce que da nga ko gis après te ñu bari nekk ci biir Sénégal ak bitim réew ñi ngi dugal seen loxo bu baax parce que yokkute bi ñuy gis moo tax ñuy dugal seen loxo bu baax a baax parce que sëriñ bi aussi xam ngeen ni moom rek mooy jël loxoom di dugal ci poosam di génne ay millions di dépenser jëm ci patients yi jëm ci personnel bi jëm ci askan bi kon defe naa ni loolu day baax aussi ci commentaire yi ñu leen koy leeral loolu lu am solo la ba léegi rek ñu ngi ànd ak yéen sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbb woon ñu ciy ànd ak le roi médecine traditionnelle international the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow kon sëriñ bi ba léegi rek mi ngi jàkkaarloo Guinée bi yow la kan Adama man Adama man ah Adama man ah su Adama de jinne bi moo nekk ni mën nga wax wala mënoo wax Adama man sigil xool ma jàkkaarloo ak man ban Adama nit Adama nit Adama nit fan nga jóge foo jóge tëddee lan mooy sa problème gis nga du nit ay wax nii jinne mooy wax day wax di mën nga wax wala mun a wax parce que bërset na reeraguñu instant bi nii xam naa ne reeru madame Sow moom mooy xaar foofu waaye nag macha allah foog ñu xool même bu dee mbur ak beurre ak fromage la ñu mën a def jël avance maa ngi yaat ma tey reeruñu man la Adama man jógal jinne baa ngi fii ci moom jàkkaarloo ak man nga fixé ma ay bët gis nga instant bi nii jinne bi moo nekk ci moom gis nga ko instant bi jinne baa ngi ci nit ki gis nga ko mënul taxaw gis nga ko jógal taxaw
jógal jinne baa ngi ci nit ki Alors, vous voyez, chers internautes, c'est l'esprit qui est là, c'est pas la personne. Donc, vous voyez, le Khalif général a demandé donc à la personne de se tenir debout, mais donc elle n'arrive pas à regarder en face donc le Khalif général des djinns. Donc, quand elle regarde le Khalif général des djinns, donc elle n'arrive pas donc à se tenir debout. Donc, elle tombe subitement à côté donc de sa maman, ce qui montre que vraiment c'est l'esprit qui est là. Donc l'esprit qui essaie donc de cacher un peu sa présence, qui disait que vraiment je m'appelle Adama U personnel, quelque chose comme ça, alors que c'est pas exactement la personne qui est là, c'est pas Adama qui est là, mais c'est l'esprit qui est toujours là. Donc nous sommes toujours dans la séance de consultation et le maréchal est toujours en train de vérifier exactement l'esprit qui est là. Donc pour le faire parler, mais il n'arrive pas du tout, l'esprit n'arrive pas à parler, mais on sait exactement qu'il est là. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, so you can see then that the person, is not here. That's the spirit being here right now, because when the Khalif General is saying to the person to get up, the person is not being able to get up. The person is just falling down, because that's the spirit falling down. The spirit not being able to look the Marshal, in his very eyes. You see, then the king of all the kings, the Khalif General of the jinns, still checking exactly which spirit is here. But the spirit is just saying, I'm Adama, giving the name of the person, whereas we have the spirit. So stay and see what will happen after. jinne baa ngi ci yaramam fu mu nekk nii jinne baa ngi ci yaram bi léegi nag jinne yi dama bëgg nag gannaaw day làqatu ngeen feeñal ko jinne bu nekk ci yaram bi ngeen feeñal ko feeñal leen ko jinne yi feeñal leen ko jinne yi feeñal leen ko gis nga xam nga lii tey beneen façon laa ñëwee tey kiti saaya ma bola tey ñëw tey defuma kiti saaya ak boloya saaya tey gis nga damaa ne tekk rek ñëw ak beneen façon feeñal leen ko jinne yi feeñal leen ko jinne yi parce que jinne baa ngi fi fu mu nekk ni jinne baa ngi fi macha allah. Le maréchal qui amène une autre façon, donc une autre manière. On voit, il ne parle même pas de Kiti Saya, de Bolo Saya, mais il a une autre façon de faire, et vous voyez donc la personne tombe subitement. Ladies and gents, you see then that the Khalif General of the Jinn is having a new manner, a very different manner from the former one, and then you see then with this manner the person is falling down, because that's the spirit who is here, who is falling down right now. So you are still with us on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden, and we are here in Camberian, near the VDN 3. gannaaw day làqatu dama bëgg ngeen feeñal ko moom jinne bi làqatu ci yaram bi feeñal leen ko jinne yi feeñal leen ko jinne yi feeñal leen ko moom mi làqatu na feeñ, moom mi làqatu ci yaramu xale bu jigéen bi na feeñ jinne yi feeñal leen ko jinne yi yaltine moom mi làqatu ci yaramu xale bu jigéen bi jinne yi feeñal leen ko jinne yi feeñal leen ko jinne yi na yaltu na feeñal leen ko moom mi làqatu ci yaramu xale bu jigéen bi jinne yi na feeñal leen ko jinne faajiru naajiru aljuma bentene bintiyaane koni caamone koni damaka jinna feeñal leen ko jinnaaji di feeñal leen ko bismillah feeñal leen ko moom mi làqatu ci xale bu jigéen bi nii jinna feeñal leen ko
fajiru najiru aljuma bentenen bintiyani koni caam one koni ɗama ka jinna feeñal len ko feeñal len ko feeñal len ko jinnaji feeñal len ko feeñal len ko feeñal len ko feeñal len ko jinnaji feeñal len ko gis nga ko moo ngi def ay affaire na feeñal len ko 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 jinnaji bismillah mbokk yi macha allah gis ngeen sëriñ bi tey feneen la génn tey déggu leen kiti saaya bolooyo saaya waaye lii lépp li ñuy wax ay système wala stratégie ci xam-xam bi nga xam ni moom la ko yàlla suñu borom baaxee ba léegi ci yoon boobu ci la ne bu mën a làkkaltu ci yaramu xale bu jigéen bi na manifesté wu ñu gis bu mun a làkkatu ci yaramu xale bu jigéen bi na manifesté wu ñu gis jinna bismillah moom na manifesté wu ñu gis na manifesté wu ñu gis na manifesté wu ñu gis bismillah ñu taxaw bu baax jinne bu bon moo nekk ci yaram